Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi di am kontaante ak mbégte saa su ne di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla defal jàmm defal lu sutura. Bon, ma bëgg ñëw rek pour ci ñaari point ma bëgg ñëw 2 points tey di bi ci jëkk moo di waxu Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Serigne Souhaïbou di ko ziar bu baax Mbacké Balaye sax ci déclaration bi nga xamante ni wax na ni Serigne Mountakha moo ko jox communiqué ba tax na mu def déclaration bi mënoon nañ ko andi teg ko mais je pense que guddi na te yaakaar naa yéen ñëpp dégg ngeen ko ñu bëgg la wax rek Mbacké yow du yéen na Macky Sall gëm ça il faut le dire parce que dama dégg Serigne Abdou Samad wax ni Macky Sall donte kilifa la def Serigne Mountakha ñaan na ko mu ne que li mbir mi accès ci man c'est-à-dire na yoon def liggéey ba mbir mi àgg ci man kon bi benn point boo xamante ni xam ngeen ni kii narul bàyyi dara muy benn point boo xamante ni kii narul bàyyi lu day na tarfatal ay ni waaye daa xam ñu dëgër bopp ci dëgër bopp gi nga dëgër bopp ñu dëgër bopp nga ko seqal te dañu bëgg ñu xam ni le combat continue àpp nañ ko fii ba 6 mois gars yi dama ne àpp nañ ko fii ba 6 mois ma bëgg wax ni rek Serigne Abdou Samad ni ko du Serigne Touba la Macky Sall gëm ça il faut le dire du Seydi El Hadji Malick la Macky Sall gëm du Cheikhna Tidiane la Macky Sall gëm du yéen it aussi yéen la def kilifa parce que nag lu ni fàng kenn du ko jeex bu leen waxee ni dafa leen def kilifa wala dafa def Serigne Mountakha kilifa loolu wax la joo xamante ni wax ju teguwul fenn la aussi waxit bu dofee nopp yi koy déglu Serigne bi war naa mën a nite wax bu dofee nopp yi koy déglu war naa mën a nite dama ni bi mu soxlaa dafa ñëw ci yéen kon dafay mel ko la mu doon wax dès le début ni Serigne si c'est les simples citoyens seulement kon loolu mooy li nga xamante ni mooy li nekk ñaareel bi mooy li Sénégalais yi di wax ni leen seen intérêt personnel yéen Serigne si mooy li ngeen fi nekkee kon loolu dafay mel na que ñoom politiciens yi wala ku mel na Macky Sall loolu la xam ba tax na mënu leen ko ñaan lu mu leen may fa day yow foofu mënu leen ko ñaan lu mu leen may loolu c'est impossible parce que dafay mel na que seen intérêt personnel moo tax Serigne loolu il faut que ngeen jël ko dugal ko seen xel il faut que ngeen jël ko dugal ko seen bopp surtout les marabouts surtout ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee kilifa diine fii ci réew mi Karim Wade Serigne Sidi Mokhtar daf ko ñaan mu bañ wax li mu wax li ko intéressé wul mooy isolé ko écarté ko ndax si ka tegoon na leen fi mu leen teg wala fi leen Ablaye Wade teg korog bi Serigne Bara ñaanee Ablaye Wade ci moom kon moom mu may leen li ngeen koy ñaan mais gëmu leen parce que ay sëriñam la gëm ay sëriñam mooy français yi mooy Macron mi nga xamante ni mooy sëriñam c'est ça la gëm kooku la gëm kon waru leen nangu sax di toog di gëmal nit ñi naan seen taalibe la ça c'est pas vrai du seen taalibe du taalibe ma Samba du taalibe ma Demba taalibe Macron la loolu il faut que mu dugg ci nit ñi ñu bokk xam lool
it li nu am nii il faut continuer dañ koy continuer xeex bi du xeex buy jeex dafay continuer du dëgg jaakiru sax libérer Ousmane Sonko ça c'est pas le problème mooy Macky Sall dina quitter pouvoir bi Macky Sall dina quitter pouvoir bi donte ay bakkan ñoo fi daan li leen di ñaan mooy yéen toog leen fa ngeen toog parce que nit bu rusul yarasul amul ngor amul dignité amul jom c'est pas la peine nga koy ñaan ay intervention ñun nanu continuer bu nu armée bi génnee dina rey ba jeex takk ñu xam ne ñoom seen ay mag ak seen ay frère ak seen ay doom lanu rey ba mu jeex ngir rek intérêt France wala ngir rek intérêt personnel loolu il faut que ñu dugal ko sunu bopp. Deuxième point bi mooy antanu ko moomu man duma wax Antoine Félix Diome parce que man depuis ñu nommé ko si laa xam ni kii liñ ko jox attanu ko gisu ko attan ak bët man attanu ko laa koy tuddee parce que waxoon naa leen dès le début ni moom ci boppam fii lu ko teg du ko mos a réussir ndegam dafa am pexe bu bono taxoon ñu andi ko fi du ko mos a réussir benn Antoine Félix Diome attanu ko yow moom lay wax li nu bëgg nga xam ko ba xamaat ka yow ak ki la fi teg mooy du yow la ñuy déglu jeunesse su Sénégal du yow la ñuy déglu ñi génn ci mbedd mi du yow la ñuy déglu ñi déterminé du yow la ñuy déglu man nga am nag force de l'ordre yoo xamante ne yow mën na la déglu mais ñun du yow la ñuy déglu parce que gisuñu ci yow benn crédibilité bu tax ñu lay déglu gisuñu ci yow benn bëgg Sénégal bu tax ñu lay déglu soo amee looy wax demal si biir mouvement présidentiel nga laaj leen ko wala nga wax leen ko ñoom mais du yow ñun jeunesse su Sénégal du yow yaa nuy woo ci li nu bëgg du yow yaa nuy woo ci li nga bëgg du yow yaa nuy woo ci li nu bëgg ñun li nu bëgg soxlawul nga nu ciy woo parce que dañ ko bëgg dañ koy def yow li nga bëgg soxlawul nga koy woo parce que duñ la ci wuyu tey duñ la ci wuyu ëllëg gannaaw ëllëg duñ la ci wuyu te prend pour qui lan leen waxoon mooy li nekk Ousmane Sonko moom si que mën ngeen ko sànq mais wóor na yàlla mi ni tiim daa ngeen jaar ci ay néew ba pare si que mën ngeen ko sànq mais daa ngeen jaar ci ay néew ba pare loolu nag bu yomul leer nañ yéen li leen di won ne ni du Sénégal moo leen intéressé yow attanu ko xoolal bi ngay def déclaration plus de 6 personnes ñoo ngi dee ci diggante démb ak bërki démb ak tey ci ñetti fan plus de 6 personnes ñoo ngi dee li leen intéressé mooy li nga xamante ni mooy li ñuy defal français yi di leen defal ay affaire seen ay bagages ñoom parce que français yi ñooy seen wasila parce que français yi ngeen jàpp ni ñoom ñooy seen tariqa yéen lan doon seen tariqa waaye ñun doonuñu suñu tariqa ndax ñun jàng nañu Serigne Touba ñun jàng nañu Alaaji Malick ñun jàng nañu Cheikh Omar Foutiyou ñun jàng nañu Seydina Limamou ñun jàng nañu Cheikh na Cheikh Sadou ñun jàng nañu Maulana Cheikh Ibrahima ñun jàng nañu ba jàng ki nga xamante ni mooy Mamadou Dia kon yéen la français yi doon seen sëriñ mais du ñun lañu doon sunu wasila yéen la français yi yéen seen bopp nga niy wax waxu jàng yow yaay wax waxu jàng aussi ndaw li mu soxla mooy xam-xam ak yar yow da ngay yow yaruwoo parce que ñàkk a yaru moo tax toujours booy wax ak sénégalais yi dul la sax déglu yow xanaa yabaloon Abdou Mbow sax mu wax moo gënoon nu yabal yow liñ la doon xaare mooy nga ñëw nga démissionné ma ne couvre-feu ak ñàkk couvre-feu les Sénégalais ils sont fatigués te fatigué bi ñu fatigué kenn tegu leen ko ku dul Macky Sall kon Macky Sall dina quitter ci pouvoir bi ci nii wala ci nale gars yi les combats continuent guddi les combats continuent bëccëg les combats continuent suba les combats continuent ngoon loolu il faut que ngeen dugal ki seen bopp ngeen may nit ñi jàmm man nanu dem ak yéen fii ba 6 mois bu ngeen tàyyiwul duñu tay kon nanu xam ne ñun ñi nga xamante ni ñoo jóg
ok ñun ñi nga xamante ni jeunesse bi nga xamante ni moo jóg pour lenn rekk tax ka jóg mooy Macky jóge fi lii mbir la moo xamante ni buñ ko ñàkkee dootuñu ko amati te bu boobaa ku yeewu na nga far buum ci sa buntu kër nga takk ci sa bopp te xam ni jaam nga ndax royaume dam nu jëmee te loolu du fi amee ci nii du fi amee ci ne du fi amee tey du fi amee gannaaw waati ëllëg du fa amee moom sëriñ si ñaan nan ka mayu leen sëriñ si il faut que ñu reconnaître ni ñu génn wax ni ñoom seen bopp dañ leen anu ñaan ba sonn kenn mayu leen mais ñu seetaan population bi parce que bu boobaa seen responsabilité wàcc na amul ay raay gii déedéet il faut que ñu wax joo xamante ni qul xaq wala wa ala nafsika mooy waa ji ñaan nan ko ba sonna mayunu léegi nag lu golo xam boote doomam point mais il faut que ngeen ñame ko di bàyyi raay di bañ ku leen mere gis nga Ousmane Sonko fa mu nekk isa azamtu tawakkaltu ala Allah loolu mu waxoon mooy la nga xamante ni xoolal moo ko teg fee bu defee li muy def ba pare li ci des mooy da koy bàyyeek yàlla yéen nag da ngeen bëggul jàmm ginnaaw bëggu leen jàmm te avoir avec nous insha allahu rabbi bis day na ñëw daa ngeen wàcc seen loxo te it du leen ci bàyyi noonu gars yi maa ngi jégalu bu baax a baax live bu guddi na mais dama doon xaar ba mu def déclaration waxi dof yooyu xam nga kooku nga xamante ay waxi dof rek lay wax ba mu def déclaration ba pare ñu doog a xam fi ñuy teg sunu temps ok gars yi mais le combat continue demee insha allahu rabbi bu kenn bàyyi. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.